jiiñ le ministère de l'intérieur nga di ko jiiñ direction des élections mais jàppal ni itam mais ay personnalité ay nit ay sénégalais bon temps ay nit ñoo fa nekk mais jàpp nga ni ñooñu Macky Sall da lay wax defal lii ñu def lii jàpp nga ni par exemple Macky Sall danaan Thiendella defal lii mu def ko jàpp nga ni daf naan Félix Antoine defal lii mu def ko jàpp nga loolu franchement est-ce que li ngay xool ci ñoom li ngay xool ci sa bopp est-ce que doo ko xool aussi pour ñoom. est-ce que boo fa nekkoon di nga accepter di ko defloo n'importe quoi. di ko defal n'importe quoi dama ne bu Macky Sall tichoolee. yaaramu kallaa la ñuy wax. d'accord léegi parce que jàpp na. non mais nañu revenir da nga ma laaj. mais laaj naa la mais bàyyi ma yeggale ok allez-y. ma yeggale dama gëm ne élection bu ñu koy organiser. man ma lay jox benn exemple rek bu gàtt en France xam nga pour nga dem ci élection législative da nga soxla parrainage conseiller François Bayrou ku mu àndal du Macron la àndal kan la dem parrainer Marine Le Pen la dem parrainer biñ ne ko mais pourquoi nga dem parrainer Marine Le Pen mu ne c'est pour la beauté de la démocratie pourquoi ñun Sénégal waruñu toll foofu pourquoi waruñu bàyyi askan wi ñu tànn pourquoi ñu war a jël ay entités yoo xam ne dañu war a tëddee njaaxaanaay ñu leen di utiliser di leen mettre à la disposition ma jox la rek benn kàddu gu gàtt li invalider listu Benno déglu bu baax li may wax li invalider listu Benno mooy seen liste suppléant kan moo ko gis waa opposition bi ñoo dem di gëstuwaat ba gisul ko seen bopp direction générale des élections gisu ko da ko bàyyi mu romb et parce que tout simplement ku la abali gët. non nga xool fi ko neex mais cëru direction des. non c'est seen cër ah si cëru yeneen liste yi la. looloo tax ñoom ñëw ñu jox. non mais attends Bougane yow itam. waa Yewwi ñoo ñëw pour xool. gis ko. comme ni nga xamee ni itam ñële aussi noonu la ñu xoolee ba gis. d'accord yeneen erreur yi nga xam ni moo am ci Yewwi mais loolu itam doo ma ne xanaa direction des élections gis na ko wala gis ko. yeneen erreur yi. waaw ñan ñoo ko gis. erreur yi nekk ci les concernés ñi nga xam ne ñoo ko war a xool ñi ko xool ñoom ñoo ko gis. non je dis direction générale des élections ñoo ko gis. je parle à la télé. ñoom ñoo ko gis. mais loolu bien avant parrainage bi. non parrainage bi jàllee la après le parrainage ça c'est après le parrainage. ça c'est au niveau de la vérification. ça c'est après le parrainage. ñoom ñoo ko gis mais liste Benno baaxul kan moo ko gis. mais liste Yewwi baaxul kan moo ko gis. waa DGE ñoo ko gis. non waa Benno ñoo ko gis. non waa DGE ñoo ko gis. ce que je dis ce que je dis est très clair waa DGE ñoo ko gis et loolu encore une fois tey day wane ñàkk tëddee njaaxaanaay bi nga xam ne moom moo am. d'accord mais Bougane man dafa am fu mu bëgg ñu taxaw si. dafa am wax joo xam ni da nga koy def nii di def nii di def nii discours ak parcours junju nga ko vraiment dama bëgg ñu faram fàcce ko nga wax ma lan nga bëgg a wax ci non tout sauf Macky Sall moo ñu indil lii moo ñu indil leneen lan nga bëgg a wax. mais li ma wax Pape Ngagne c'est très clair. da nga ko ragal li nga bëgg a wax. non encore une fois man at bi ma juddu ragal juddu ci. dama la wax ne ce que je dis est très clair. évitons non dama ni clairul de. ma ne non Bougane clairul laa la wax non xam nga bu fekkente ni da ngay wax dara jëwriñ dama bëgg vraiment. ñu faram fàcce ko mu leer. alors te loolu laa bëgg ñu taxaw parce que temps bi jot na temps bi jeex na faram fàcce gi. voilà faram fàcce gi. ok mooy tout sauf Macky Sall tout sauf Ablaye Wade moo ñu indil musiba Macky Sall nañu moytu tout sauf Macky Sall. indil ñu lan. indil ju beneen musiba. bu mel nan. par exemple un président par défaut. comme kan par exemple. non waxuma amul comme kan parce que fi mu nekk nii. amul kenn ku ñu taxaw ni yow mii yaay nekk président 2024 amul sénégalais yi ñooy tànn amul keneen kuy tànn et li ma gëm man mooy buñ ca yeggee sénégalais yi danañu bàyyi xel profil yi bàyyi xel programme yi bàyyi xel parcours yi loolu mooy man li ma gëm et li ma gëm mooy il faut ñu am président boo xam ne président bu yërëm réew mi la président buy sàmm jàmm ci réew mi dal akuk jàmm parce que nag ci la lépp xaj. d'accord mooy li ma gëm man. mais bu ñu ñëwee ci parcours. politique. nga gis ku mel ni Ousmane Sonko dem ci ay législatives 5 ans ci ginnaaw am plus force def jéego yu am solo ci présidentielle def jéego yu am solo ci local ba nga xam ne nekk na maire Ziguinchor def jéego yu am solo
ci législative parce que campagne bi moo ko mën a def ko parcours boobu noo koy apprécier. mais je préfère bàyyi xel le parcours de Pape Djibril Fall qui a 54 000 voix prix Forest. Il a 54 000 voix en plus Forest. On ne sait pas ce que nous réserve l'avenir. Je dis li ci suñu kanam li ma gëm man mooy réew mi nañu bàyyi xel ci li fi jëlee Abdou Diouf moo fi indi Ablaye Wade bërki Dembo Njaay nit dee na ci corniche bi et pourtant def nañ ci 50 nangam milliards corniche bi ndox mi rey nit c'est à 200 mètres de la mer à 500 mètres de chez Macky Sall musiba jooju Macky Sall seq bokk ko ak ñi yoroon réew mi muy PDS musiba yu ni demee laa bëgg ñu moytu ko ci réew mi li ma bëgg mooy ñu bàyyi xel ne notre pays est une grande nation. mais Bougane loolu calamité la loolu fépp lay am. waaw bu la neex moytu ko man loolu. yow yaa ngi jox nga ay exemple ci fu bëri gis nga ndox mi. gis nga rek li nga xam ne moo xew France. li nga xam ne ñu ngi ko fay gis ak feneen. non mais ak fii même ci Afrique. xam nga France déclenché wuñu plan décennal dugal ci 756 milliards et d'ailleurs à la prochaine législature l'opposition war nañu ubbi ay commission d'enquête parlementaire ci xaalis boobu ñu ne ñoom utiliser nañ ko te utiliser gum nañ ci 600 milliards te bërki Dembo Ndiaye à 500 mètres de kër Macky Sall nit lab ci ndox mi alors que ndox moomu war a am lu ko yóbbu à 200 mètres de la mer bu fekkee ne à 200 mètres de la mer mënoo yóbbu ndox mi waaw est-ce que ki dëkk buun ndoxam dana dem. non buñ mënuloon est-ce que ki dëkk ay nu maadi mënuloon yóbbu ndox mi ba léegi ndox maa nga fa. est-ce que ki dëkk ay nu maadi mais xam nga ne buñ mënuloon yóbbu ndox mi ba mais dama ne ndogal boo gis fekk ca tànku borom. dama bëgg nga comprendre ne dafa am ay responsabilités. ces responsabilités doivent être aujourd'hui situées. tey kooku ñàkk bakkanam. mais ci yan circonstances la ñàkk bakkanam. lan moo tax ndox mi des kan moo def loolu kan mooy responsable bi. alors loolu mooy réew naka la ñuy def tey ba loolu dootu fi amati sachant que tout ce qui tourne autour des inondations l'unique et le seul responsable du kenn ku may président Macky Sall dafa weesu 2012 2005 PNDL Macky Sall la donc ndoxum musiba gi nekk ci Sénégal yéene bi mu ci amoon ne da koy def mais boobu ak léegi dara sottiwu ci alors suñu milliards yi ñu ci def mais c'est important. ndox mi daan na gën a taal. c'est important xam nga ne ndox mi daan na. ndox mi xam nga ni def na ci am na jéego yu am solo li ñu ci def sëñ bi xam nga ni am na jéego yu ci def yu am solo li ñu ci def boo demee Dalifort gii di nga ko xam aussi. non dama ne. nga dem Pikine même di nga xam ne ndox mi wàññeeku waa Buuna ngay jooy. waa Aynou Madé ngay jooy. waa Sotrac ñu ngay jooy. waa quartier Sëñ Mansour ñu ngay jooy. waa Alaaji Paate ñu ngay jooy. waa Mbaaw ñu ngay jooy. waa Jàmmagën Sicap Mbaaw ñu ngay jooy. waa Jàmminaar Ndar ñu ngay jooy alors ñooñu sañ nga taxaw jàkkaarloog ñoom waa léegi ñun suñu classe gi dëkk kër góor gi nga xam ne ndoxu foos yi day jàllaa ñoo atum yàlla ñu ne cité d'affaires nga jël ay milliards def ko foofu investir ko yoon yu baax sax mënoo ko am taxi boo jël ne ko damay dem kër góor gi mu ne la du ma fa dugg ndax incompétence ay nit yu jiite réew mi ndoxi foos yoo xam ne atum lëmm ñetti fan yu nekk day jàllaañoo ci suñuy buntu kër mënuloo am oto bu baax mënuloo am yoon bu baax waaw ku mënul defaral waa kër cité góor gi di nga defaral waa Aynou Mady déedéet doo defaral waa Wakhinane donc ça c'est des situations yi lu ne fang kenn du ko jeex pap voilà. D'accord, merci beaucoup. jërëjëf kontaan naa trop ci yow. ma bàyyi la bu fekkee am na loolu tàggoo nga. mais sant la rek sant sénégalais yi et puis di sàkku ñu ñaanal réew mi kilifa diine yi ñu continuer di ñaan parce que xam naa ne ñu ngi ñaan ñu ñaan dal am ci réew mi ñu ñaan yërmande ci ñi ñu jiite ñu ñaan tawféex parce que
lépp lu réew war a am pour naataange am ci mi ngi ci réew mi. gis nga programme bi dañ ko tuddee naataange 2035 parce que dañ jàpp ne 2035 dañu war a yegg ci naataange parce que lépp luy meññeef Sénégal jox nañu ko mais am ay njiit yu bon am ay njiit yoo xam ne ki leen jiite ñagu leen daf leen bàyyi ñu nekk ci lu leen neex une administration corrompue ay ministres yoo xam ne dañuy jël alalu réew mi di ko pasaree damay wax ak suma benn xarit ma ne ko ministre bu la may 1 million sàcc la parce que seen salaire motut 4 millions kon ku la ci may 1 million mbootaay bu ñu ko may ak ku ñu ko jox da koo sàcc waaw léegi ñun war nañu mën a nekk ci réew moo xam ne ñun alalu réew mi dañuy wër di ko sàcc rek Macky Sall ba mu njëkkee ñëw dafa ne day wër sàcc yi li muy wër sàcc yi njabootam ñu ngi nekk ci ginnaaw di ronqi réew mi di sàcc réew mi ñëpp nekk ci benn bool bi di sàcc ci benn boolu réew mi yow sa kër bu ñu fa sàccoon 10 000 francs kenn du ko fa sàccaat parce que di nga jël disposition yi mais ñoom encore une fois cette misère de la population tu as l'impression que ñoom moom la ñuy dund moom da leen di dundal alors loolu heureusement que les Sénégalais ont compris c'est un message extrêmement fort bu ñu lancé président Macky Sall ci législative yi pour wan ko ne ko stop c'est fini vent bi nga xam ne jóg na li ñu bëgg mooy Macky Sall jox nañ la suñu réew ci ñaari mandat liggéey nga mbaala ya ñaanal nañu la yëf yi jeex na doy na gas boo ko déggee xayrun boo ko déggut nag dina wiccax sa loxo te nii ñuy wiccaxe sa loxo encore une fois du lenn lu mooy dem ci ay élections mais élections yooyu pour ñu yegg ci je lance encore un appel à l'opposition il faut une plateforme de lutte qui va contraindre Macky Sall pour que ñu yegg ci instance indépendante am une personnalité indépendante boo xam ne mooy organiser élections yi loolu mooy li ma gëm. d'accord xam naa duñ fi siliwaat beneen émission. émission bi jeex na. lu ñu def rek lu dul gërëm la bu baax. vraiment bu baax ñun fierté lay doon ci recevoir. c'est un plaisir parce que lu ñu la mën a seedeel itam bokk na ci ku gëm li ngay wax. jërëjëf donc boo waxee gëm sa bopp ñun dinañ ko mën a témoigner parce que xam nañu loolu itam. vraiment ci yow ci sa parcours ci sa jaar-jaar ak itam sa gis-gis. donc loolu moom mën nañ ko seede wax dëgg yàlla. kon lu ñu def rek lu dul ñaanal la. li nga xam ni am nga ko yéene ci Sénégal yàlla mottali ko. su gënee ci réew mi yàlla defal donc ñu lay jaajëfal bu baax. jërëjëf. kon mbokk yi mu nekkoon Faram Facce ak télévision Futur Média njiitu gëm sa bopp Bougane Gueye Dany lañ doon recevoir di leen jox rendez-vous incha allah ci beneen jotaay bu ci àllande jërë ngeen.